Leral TV mi ngi fi DTV mi ngi fi ñoom ñëpp dañu ñëw pour taxawu famille Aïdara jàppale collectif de résidents yu nekk seen ginnaaw chef de quartier monsieur Birame Ndiaye. Donc li xew ci dëkk bi dafa yéeme Sénégal dëkku démocratie la dëkku tolérance la dëkku teranga la président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko fal pour mu defar dëkk bi. problème bi fi am problème mu station à essence bi titre foncier bi famille Aïdara ñoo ko moom seen maam lañ ko joxoon Chérif Mahdiou Aïdara mi ngi fi depuis 1943 am titre foncier bu ko président Ablaye Wade jox de manière légale muy def 3183 mètres carrés waa CADAS ñaan famille bi ni dañ fi bëgg a def rond-point ak tali ñu war a teggi 814 mètres carrés ci seen terrain pour jox ko waa CADAS loolu mooy deuxième tracé bi amul famille bind lettre en 2015 pour ñu delloo leen seen suuf kenn tontuwu leen ñu bindaat lettre en décembre 2016 kenn tontuwu leen léegi nag ñun collectif de résidents de bopp ñun ñi nga xam ne ñoo fi taxawal boppwaay nekk ci suñu ginnaaw chef de quartier nekk ci ginnaaw mairie Biscuiterie ñu ñëw jàppale famille Aïdara parce que c'est des habitants de bopp pour problème bi président Macky Sall mën ko saafara dëkk bi yëpp yëg nañ ko injustice yi fi am ci kaw suuf yi nekk ci dëkk bi xam nañ ko ñu ngi ñaan président Macky Sall mu jox ay moyens gendarmerie nationale jox ay moyens la police la division des investigations criminelles jox ay moyens justice bi ndax dëkk bi lu fi xew du jàmm soo demee police mi ngi fees soo demee gendarmerie Descos pour affaire terrain mi ngi fees ils sont en sous-effectif ne leen président jox moyen pour ñu mën a xeex li xew ci dëkk bi soo demee tribunal mi ngi fees 80% des dossiers affaire foncier la président Macky Sall dafa war a créer ministère du foncier parce que dëkk baa ngi bëgg a yàqu ñun collectif de résidents dañuy liggéey pour suñu quartier ñi ngi laaj boppam yëpp pour ñu nekk suñu ginnaaw nekk ci ginnaaw chef de quartier bi pour ñu mën a liggéey suñu quartier ndax suñu gox la ñoo ko moom installation chauffage yi duñ ko nangu soo xoolee mécaniciens yi ñu ngi fi de manière illégale menuisiers yi ñu ngi installé seen menuiserie ci taatu fenêtre école yi xale yi mënuñu jàng nga ñëw léegi ñu bëgg a fere benn station essence ci benn titre foncier boo xam ni famille Aïdara moo ko moom loolu moo waral suñu teewaay fii ñu ne dañ koy xeex ñu ñaan président Macky Sall bi nga xam ne réew mi moo ko fal pour mu jàppale population yi ñu xeex injustice bi am ci dëkk bi ñi nga xam ne nag dañu bëgg a jiiroo réew mi nañu xam ni bis dina jot boo xam ne dañ fiy jógee ak ñi amal nit ñi dañ ko fay suñu duggee biir suuf àdduna kenn du ko jiiroo nit dafa war a liggéeyal deem bañ a gàddu àqu doomu aadama te dëkk bi léegi loolu rek lañ fiy gis lépp lañuy jiiroo immeuble yu dul jeex kër yu dul jeex oto yu dul jeex te dara justifié wu ko ñu ngi ñaan président mu jàppale ñu jàppale waa bopp jàppale famille Aïdara pour ñu delloo leen seen titre foncier les installations sauvages yi xew ci dëkk bi nañ ko bàyyi foo dem problème yooyu am na fa waaw ñu ngi ñaan médias yi nag ñu diffuser message bu baax pour sénégalais yëpp dégg ko population yi nga xam ne yëpp tamit dañu am problème yu demee nii nañu mànkoo booloo liggéey seen quartier bañ a yaakaar lépp ci état bi état providence dafa jeex na nit ñi jël seen responsabilité bu ñu nangu ñuy installer seen quartier de manière sauvage nañu déggoo juboo nekk benn xel yi nekk benn xol yi nekk benn loolu suñu ko deful réew mi du dem. Un développement ne peut pas exister sans les changements mentaux et sociaux léegi ñi ngi gërëm réew mi yëpp na ñëpp jàpp ci liggéey bi ñu delloo famille Aïdara seen titre foncier maa ngi remercier famille collectif de résidents bi nga xam ne maa leen teewal fii di remercier chef de quartier di remercier maire Biscuiterie salaamaaleykum. li am nag lu bëri na bëriwul waaye lu doy waar la mooy ñun góor gi nekkoon na fi depuis 1943 historique bi foog ñu wax ko boo jëlee fii ba Cap Manuel fii ba Wakaam góor gi ba mu fi nekk dex la tool ak ay jasik ak ay jaan taalibe yaayam yi sant Kunta ñoo ko tabaxal fii mu tëdd tey
yaayam papaam Chériful Moulay Idriss la bokk donc ci wàllu yaayam kunta la si Aïssatou Kounta moo jur Sidi Yaaya Kounta mu jur Aïssatou Kounta côté papaam Moulay Idriss la léegi nag li fi mu nekkoon di jàngale alxuraan ak daara ñu denc ko fi kenn mun dagaa denc ko fi ba ñuy dox kayit yi Abdou Aziz Junior ñu ngi koy interprété moo ko waxoon dem ba ci Ablaye Wade ñi amaloon contentieux ñu jox leen feneen ñu jox ñu fi ba ñuy jox fii nag cadastre daf ñu waxoon directeur cadastre ni lii yéen leen ko jox ñu dox kayit yi ba mu mat léegi nag na ngeen ñu may benn loo xam ne day nekk tali ak station suñ ko defarul ngeen def ko ne faites pas quelque chose de dur suñ ko defarul ngeen jël ko parce que dañ ci prévoir benn aménagement tali ak rond-point ñu def suñu autorisation de construire mu am daara xabru góor gi te mooy tabax yi ak orphelinat ak benn centre de santé bi fi nekk mais bañ commencé liggéey ba ci digg bi bañ gisee tracé tali ñaar tali bi amul li ñu waxoon ñu saisir leen par chef de bureau bi nekk Ngor Almadi Grand Dakar par lettre ne ko la nga ñu waxoon kat nekkul moom mu saisir Ageroute directeur Ageroute par lettre maa ngi copie bi sax ne ko la ngeen waxoon da ngeen koy def ci avenue Cheikh Anta Diop ci Cheikh Diatta Aïdara kii bi aménagement bi foo leen ci toll tontuwu ko donc décembre 2015 janvier 2016 ma bindaat naa lettre mois de mars def ampliation directeur impôts et domaines ministre des finances gouverneur service régional d'urbanisme directeur urbanisme ñoom ñëpp ma yónnee leen tontuwuñu ampliation tuuti rek am ku ma woo ne ma dañ maa jox fii man ko déet man xaw ma la mooy kii tabax fii ci ginnaaw man xaw ma la de man aw ma ak yow affaire man ñi ma amal affaire ci njëkk mooy ñi ma bind man ko moo woowati xaw ma sa numéro xaw ma foo jëlee suma numéro bu ma tooñ ba loolu amee tuuti ñu ne dañ ciy def station te station ñëpp xam nañ ne nit day respecter loi parce que dëkk lu ko yàq mooy ñàkk respecter loi bu président bindee premier ministre bind ministre yi def arrêté ñii les garants de l'État mooy sous-préfet ak commissaire yi ñoo war a exécuter les ordres mais station bu ñu ko teree ñëpp wax ko muy continuer di liggéey day mel ne ku mu am ndey la ak ku mu amul ndey te ñëpp am mbooloo bi fi taxaw ëpp na lii mais dañ leen yar ñi ñeneen ñi def mën nañ ko def mais dañ leen yar ci diine góor gi dafa jàngale yar teggin diine ak baatin ak ragal yàlla ñi sonal nit ñi jamono bi mooy ñeenti ñi alalu jàmbur suufu jàmbur góoru jàmbur jigéenu jàmbur te lii am riba suuf la képp ku ko jël liggéey boo ci liggéey xaalis ban la ci jox loo ci mënti jox dafa xaram boo ko lekkee lu la mënti dal sa diggante ak sa borom yaa tooñ waxuma la man damay def kenn dara déedéet àq bi nga def nit ki la balaa ngay dee 1/3 bi fii nga koy fayee 2/3 bi nga fayee ko àllaaxira te àdduna li fi jar daw bay daanu jaru ko soo gisee ni ñu def communication bi yéex ko def on a cru à cette administration là ils sont formés à ENAM ñoom ñëpp c'est des inspecteurs formés il se peut que dossier bi échappé leen mais ils peuvent rectifier ce qu'il y a c'est des techniciens de l'administration di gis nañ fi ki tabax ba pare te nekkul ci yoon ñu xëy daaneel ko mais balaa ñuy toll foofu yëpp ñoom ci seen bopp man su ma wóoroon ne man li lislaam wax ardu li man ak yaakaar ku ko fa jiitu sax ko tabax ko defar ko bu mu baax dëkk fa nit ñi nekk fa moo ko moom 1 centimètre du mu fi teg suma tànk ndax àq lay bañ àq suuf baaxul li am nag mooy ñi ngi ñaan autorité yëpp ku ci nekk yónnee na ampliation présidence premier ministre collectif bopp yi def nañ ampliation premier ministre premier ministre des te ministre bi bind na leen ministre des délégués bind na leen impôt domaine li bind domaine war a tontu ñeen tontu mais waa ji li mu def fu këyit gi wala jaar waru woon sax mu am autorisation de construire ndax man mii di dem ba may toppatoo urbanisme dañ ma ni fii yoon moo fiy jaar donc moom bu fa demee ba jàllale am na lu xew wax tuumaalu ma kenn mais nag nit dañuy àtte dëgg ku mu amul ndey ku mu amul ndey baaxul te réew lu koy defal mooy ñu respecte loi bi li fa am solo nag mooy lii état mën na ko rectifier c'est des techniciens li ma waxaat léegi et puis ñun soo gisee defuñu ko duñu waxkat mais bañ gisee kenn tontuwul pendant 4 mois ci administration nga bind leen di ñuy ay nit qualifiés yoo xam ne lu ñu mën lijjanti mën nañ ko lijjanti defuñu ko moo tax ñu woote ñëpp dégguñu sànni wuñu xeer menacé wuñ kenn dóoruñ kenn mais la nga xam ne moo ñu légitime te lislaam santaane ko moom la ñu wax nañ ñu ko delloo
ñi yore gaaraam yi nag li loi bi wax parce que tey loi dafa ne station waru am kii tabax fan la war a jëlee autorisation station na ko arrêté loi ko wax naka dafa mel ne respecté wul sax ñi ko jiite donc ñi nga xam ne ñooy gaaraan yi nekk fi wëruñu ñi nga xam ne ñooy sécurité bi wëruñu te xam dëgg nañ woo waa ji mu tey ba ko ñenn yi autorité yi wëree dañ ko waroon arrêté lu liggéey bi mais mi ngi continuer yi ngi gis si ginnaaw nii muy continuer di liggéey ñun nag ñi ngi waa kër Thierno Mountaga yi ñenn ñi ngi ñëw waa kër sëñ Abbas Sall ñi ngi di ñëw waa kër Thierno Baye ñi ngi ñëw te duñ yam fi parce que affaire kilifa kenn du ko tuuti direct yonent bi soo ko joxul haadiyaam suufam bu ko laal nit day am lu muy seexlu wax naa léegi riba am na ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu nekkoon ci administration bi suñu papa yi fii leen nekk boobu fii yëpp dex la ñu réyee ba retraité ñëw am ay tolof si seen retraite seen doom am ay feebar li leen ko dal mooy riba bi ñu lekkoon mu topp seen i doom ak seen i sët def la ay feebar yoo xam ne kenn du ko faj donc te ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk diine yi même ñun bokk lu diine sax dañuy tase si takk yi ci ngénte yi si ziyaare yi waaye boo jëree alal boo xam ne lewul nga ne da nga koy yóbbaa ziyaara wala di ko tabaxee jàkk wala di ko yóbbu ci ay cérémonie religieuse amoo ci yàlla amoo ci yonent bi boo ci takkee jabar daganul boo si dundalee say doom alal boobu nga mu am deret si yow nga sëy sa soxna mu am doom fan lay jugee parce que jubul cosaan bi moo jubul donc ñu ngi interprète nit ñi ñun ay sëriñ lañu nit bu juumee dañ koy gàddanti donc ñun li ñu xam mooy wax dëgg wax charia wax gindi nit ki ci juumteem nit ñi jamono yi alal daf leen tiital ak suuf ba amatuñu seen sago seytaane la si ñoom ñun nag li ñuy wax rek mooy loolu dégg li am détournement d'objectif public ak station d'essence bi moo lañ wax nañ ko arrêté te delloo ñu luñ moom wasalaam. loolu ñoom bu leen ko waxee ñoom dañuy nangu parce que xam nañu ni ñoom jox nañ leen terrain mais bu fa tali di jaar kooku pour bien population bi yëpp la affaire population bi nag moom moo leen ëpp doole ñoom donc ñoom ñu nangu commencé moo tax ñu commencé fii bu ñu tabax mënoon nañ commencé fii mais fii la ñu commencé parce que ñoom ñoo leen wax loolu mais bu ñu doxee dox ba tali bi léegi jaaru fa parce que xam ngeen ni tali jaaru fi mais lu war a am lan la loolu mënuñu ko jël jox ko privé parce que ñoom lii ñu moom nii pour privé am ci mënul jaaree lu may ci ñoom loolu rek la donc yëf yi dafa simple mënuñu ne tali la pour ñëpp la ñëpp ciy profito parce que tali ñun ñëpp ciy profito ñu bàyyi tali boobu léegi def ko station essence loo xam ni privé la privé boobu fu mu jaar ba mën a am terrain wax jëpp a ngi noonu donc ñun muy station muy état sax li ñu bëgg mooy lu simple la terrain bii dañu waxoon ni tali fi jaar tali jaar bu fi nañ ñu delloo sunu yëf loolu rek la loolu rek la lu simple la soxlawul njàng mu sori pour xam loolu parce que ñoom mënuñu am terrain bi di wéy ba mujj ci privé te ñoom joxuñu ko privé bi loolu mënul nekk loolu lu yomb la donc li ñuy ñaan simplement tali jaaratul fii tali c'est pour la communauté c'est un bien public tali bi jaaratu fii nañ jël place boobu delloo ko boroom mais mënuñu jël place boobu jox ko un privé mënul nekk vraiment loolu dafa yomb quoi dafa yomb sincèrement lu yomb la te nag poste de santé bi moo war ne fii ñu tabax poste de santé pour toute la population encore moo fi ne ñoom bien public lañu fi bëggoon def tali léegi dafa duñ fi tali waaye nañu bàyyi ñu def fi suñu poste de santé waaye ñëpp di fi faju wasalaam man maay Birame Ndiaye délégué de quartier boobu dañuy xool dossier bi mais ndax dugg nañ ci jàppale dina am foofu def nañ ko suñu yëfu bopp dinañ jël équipe bu avocat mettre leen à disposition ñu wutee dossier bi du soxlawul wax bu bëri donc
équipe bu avocat bu mat sëkk dinañ ko mobiliser ci suñu ñoo ko jëlal suñu bopp versé ko ci lii lenn moo tax nag mooy projet d'intérêt collectif la li ñu ma wax ni orphelinat la daara poste de santé loolu askan lay jariñ lële kuy def ci poosam la bu ànd ak risque pour population bi état warul créer désordre fonctionnaires yi ñoo leen di fay président bi leen jiitu ñoo ko fal ñoo koy fay alalu réew mi suuf si ñëpp a ko bokk bu loi ne fi la ñuy jaar ñoom ñoo war a njëkk a jiitu ci doxal yoon pour ordre mën a am ci réew ñoom waruñu indi désordre waruñu yee fitna te këyit yi ñu ma wan service su état ñoo ko signé du ay population ñoo ko def kële moom signé lu ko boppam dañ ko koy jox responsabilité état la ci constitution Sénégal mu protéger bien sénégalais yi protéger sénégalais yi du état moo war a yee fitna tey bu amul woon lii même police bi ñëw fii pour servir l'ordre ñu nga tëdd seen kër yi noppalu ko fii liñ fiy def du ko bëgg a tabax këram ñu bëgg a dimbali askan bi ci loo xam ne état moo waroon def fi dispensaire ak maire bi ñoo ko waroon def population yi ñoom dinañ ko def ñu moom projet bi fii mais loolu boo leen mënul jàppale doo leen yeewal fitna dugal nañ ci suñu loxo foofu laa mën a conclure te lu mu laaj dinañ ko ci def incha allah jërë ngeen moom ci boppam ba mu déggee mbir yi moom moo bëggoon ñëw teew moom ci boppam ndax moom ci xalaatam moom la ñuy yëpp ci la jaar ba yi ngeen gis ko nii mu taxaw ndax moom kenn la ci kër gi fii ndax ñu bari xam nañu diggante sëñ Abbas Sall ak Chérif Mahdiou Haïdara ci loolu nag bi ñëwee ñu ne ñoom waa kër Chérif ñëwee dañuy bëgg taxawal fii benn complexe moom mu ne man maa ci njëkk dugal sama loxo man mii maa koy jiite mu dégg loolu nag mu ne ma nag nanga ma fa teewal nga sànni ma fa sama kàddu gannaaw ba ma gërëmalee mbooloo mi nanga ma waxal ci kanamu média yi nga ñu leen ñun sëriñ si yëg nañ ko ñu ngi koy mettitlu nag te ñoom fa ñu nekk lépp luñ ci am ci ay pexe ñu ngi koy def ku ñu xam ñu ngi ko koy yëgal pour wax ne lii nañ ci taxaw parce que yu mel nii dafay indi jafe-jafe ci gox ndax fii xam nañ ne ay xale ñoo fi nekk orphelinat bi daanaka dana jël lu mat téeméer ak juróom fukk ci ay xale am daara ne nekk fii tamit ay xale ñoo fa nekk di jàng donc lu mel nii teewu fii amul sécurité kooku autorité sax ñoo ko war njëkk bañ ñoom seen bopp balaa ñuy ñëw ñun ñuy wax naan ndax lii war na fi nekk wala waru fi nekk ñuy ñaan nag di lancer benn message à travers médias yi autorité compétente yi nga xam ñoom ñi ngi fi te xam nañu mbiru suuf te xam nañu dëgg ndax wax bi coolee bari mais ñoom ñi ko seq xam nañ diggante la urbanisme cadastre ak impôt domaine ñoom ñoo koy joxe bu ñu ko joxoon autorisation du fi ni du fi ñemee tabax waaw donc léegi fan la jaar ba am lii sànq Chérif Ibrahim wax ak délégué de quartier wax ko kooku ñu ngi koy réitéré defuñu ko lii ñu woote nii du confrontation xuloowuñu kenn dëkk bi dafa am yoon moo tax lu mel nii bu mu amee xale yi mënoon nañ ñëw defante ko ak moom mu def ay zeng parce que moom mooy ñëw njëkk fekk ñu def ay zeng fii mu dindi ko sunu ay zeng la fekk mu dindi ko sànni ko fay def ay zengam moo nañ ko dindi comme ni mu dindi woon sunu ay zeng mais defuñu ko de dañu ko bàyyi Chérif Ibrahima déedéet yoon mi ngi fi bàyyi ma dem jaar fi ñu war a jaar pour ñu régler loolu ñu ngi ñaan nag autorités yi ñu dimbaliñ ci balaa muy àgg foo xam ne nag dana dem ba ëpp loxo ñu ngi koy ñaan parce que mouvement de masse xam nga nit ñi kenn mënu ko contrôler ku nekk ak sa xel ngay demee ak sa xol léegi nag kilifa yi mën nañ leen artu di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen def leen ndànk bàyyi ñu lijjanti ko waaye am na foo xam ne bu fa yeggee ñoom seen bopp duñ ci mën dara day nekk loo xam ni problème lay indi bu yàggee mu àgg foo xam ne nag moo nañ ko lijjanti ci njëlbeen loolu daal laa amoon lu may sànni di gërëm ñëpp nag ci gërëm ñëpp ndax lii ngeen taxaw nii di ko def nii sëriñ moom ci boo dafa jàpp ni moom ngeen ko defal ñu ngi gërëm ñi taxaw collectivité yi waa bopp yëpp presse bi
kilifa yi nekk fii yëpp ñu leen di ñaan yal leen yàlla fay. waaw ak forum civil waaw dégg naa sànq ñu ngi koy forum civil seen taxawaay ñoom tamit yal leen yàlla fay taxaw leen ndax gis nañu seen liggéey fépp fu nit jaaxlee rek day gis ngeen kenn ci ñoom ñëw taxaw moo tax ba leen gisee fii léegi ñuy wax ma ne ñii ci ñu leen moom dugg leen ñu ngi leen di ñaanal ñoom tamit yal leen yàlla jàppale waaw ñu di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp man Mouhamadou Moustapha Sall laa tudd di doom sëñ Mouhamadou Mansour ñëw ci turam nag ak di waxaat itam ci turu kilifa diine yëpp nag waaw ne ñoom kenn ku ci nekk boo ñëw itam yaa ngi woote di laaj mbir yi fu mu toll salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu